benn waxtu daj na fépp ci biir réew mi bisimila ci xibaar yi diggu njolloor gi asalaamaaleykum. Papa Ngagne Ndiaye. li ci gën a fës benn auto police ca Touba ca corniche ba la Sarane ba faat na fa benn nit dinañ ci dikk ci nu mu gën a yaatoo météo di kër gi saytu jaww ji ak wàllu taw bi xam le ni gaaw bi ñu dëgmal ndox mu bari ak i dënnu la nar a àndal muy lu jur njàqare nag ci mboolem ñi mbënd mi mëdd te génn guñu ci kilifa yu bari itam ñu ngi ca fële ca banlieue ba di nemmeeku askan wi loru ci wàllu taw yu bari yi. dellul nañu leen itam ca Sokone fa taw ba gënoon a bari ci dibeer jële ñu génn sunu mbokki puune yi di ñaawlu li ñu leen seetaan ci xeexuk mbas mi kenn dimbaliwu leen ci noonu lañ ko xamle mbas mi tey ñeent fukk ak ñett ñoo ci am jàngoro ji kenn faatuwu ci waaye cas importé yi moom ñu ngi yokk lu aju ci xibaar yi bitim réew Georges Dethié lañ ci fas yéene àndal Georges maa ngi lay nuyu lan moo ci gën a fas. maa ngi lay fay Papa Ngagne Ndiaye daañu dem fële ca Mauritanie foofee président ba woon Ould Abdel Aziz àdduna ci niñ koy topp ci ab l'enquête nee na loolu dara waralu ko lu dul politique dañ koo bëgg a tere mu sóobuwaat ci langu politique ba ca République démocratique du Congo moom ñaari massacre la ñu nemeeku ca province Ituri diggante ñaari fan kot lu ëpp juróom fukki nit faat nañ leen ca. jërëjëf Georges Dethié Diop lu aju ci xibaar yi tàggat yaram yi soxna Soda Thiam lañ ci àndal maa ngi lay nuyu soxna Soda lan moo ci gën a fës. maa ngi lay fay Papa Ngagne Ndiaye daañu waxtaanee wàllum beach soccer ak CAN bi nga xamante ni Sénégal lañ ko daal di jox pour mu organiser ko waaye ci loolee nag kay tàggat gaynde ak beach soccer gi di Omar Ngalla Sylla moom njort na ñu daal di amal googule CAN weeru avril atum 2021 ci noonu itam daañu dellu si waat ci cahier de charge ñeel CAN googee ak bërëb yi nga xamante ni ñoom nañu jàpp ni ñoom ñoo mën a amal googule jongante daañu waxtaane itam wàllum basketball ak demi-finale playoff NBA niki tey jii nag ci guddi Boston Celtics bu Tacko Fall fas yéene jàkkaarloo ak tenant du titre maanaam ka jëloon niki daaw di Toronto Raptors loole nag ngir xëccoo génn ticket gu des ci finale conférence est bi. jërëjëf Soda Thiam dinañ ci dellu soit yaatal ko lu aju ci xibaar yi mbas mi di Coro News Youssouf Bodian lañ ci àndal yéenekaay yi Mamadou Mohamed Ndiaye gis-gis jàppaleen ko ponk bi ñu fas yéene waxtaane di xeex bi ñuy xeex mbas mi ak xew-xew diine yi ci réew mi ndax naka lañ ci mën a def ba génn ci ponk boobu dinañ ci dalal ay gan yu ñu jàpp ni seen xalaat dina ci am njëriñ foofee mbokk yi la ñuy tàggoo ak yéen. Papa Ngagne Ndiaye. accident la bu metti ca Touba ca corniche Serigne Cheikh la amee benn auto police bu jannatu moom nag moo yeboon ñoo xam ni ay détenu lañ ñu jàppoon leen doon leen yóbbu ci la nag oto ba Sarane ba kenn nit ñàkk ci bakkanam dañ ci ànd ak Marema Diop ca Touba bu fekkee jàppandi na Marema ñu ngi lay nuyu. accident bu auto police bi mu ngi amee ci corniche Serigne Cheikh waaye nag bu ñu sukkandikoo ci xibaar yi nga xam ne jot nañ ko am mu ngi nekk oto bu commissariat bu Ndamaatu mu ngi yaboon juróomi détenu yoo xam ne ñu ngi jugee ca commissariat boobu mu jaar jannatu jël fa juróom benn ñooñee nag bu ñu sukkandikoo ba tey ci xibaar yi ñoom lañ doon transféré ci mag bu Mbàkke ak it bi nga xam ne moom moo nekkee ci Jurbel fi ñuy ëgsee nag ci corniche bu Serigne Cheikh ci lañ amal accident boobee ba kenn ñàkk si bakkanam juróom-ñett daal di ciy jëlee ay gaañu-gaañu yu garaaw ak ñeneen ñoo xam ne seen gaañu-gaañu taxu koo demee noonu nguur si nag ñu ngi ko fekk fi accident bi amee mu ngi nettali li mu fekkee. auto police bi moo doon daw xel yu méttee métti nag ci garab gi la dal bi mu dalee ci garab gi laal beneen taxi fekk mu manoote woon ay détenu manoote leen ci biir bon d'après bi mu dalee ci garab dal ci taxi bi ci la ñu bari wadd ci la benn pas dee ci sur le coup góor gi moom dafa dee sur le coup. leneen nag loo xam ne yokk na ko si mu ne ay xël yoo xam ne ñu ngi koy daw ci corniche boobee waaye mu nekk ay xël yoo xam ne yu mën a ñàkk la. diggante ex bi ñu doon dawee nag xël yooyu noonu lii suñ problème mooy fii ndox kese la te tëli bi dafa toj yaakaar naa ñoom waruñu fa woon a mën a daw yooyu xël bay indi accident bu mel nii. accident bi nag ñi nga xam ne ñoom ñoo ci loru te ñoom ñëpp nekk ay détenu sapeur pompier yóbbu na leen ci hôpital bu Jannatu Marema Diop fii ci Touba RFM. Marema jërëjëf bu ñu jógee ca Touba dañuy dellu siwaat fii dañu dem kon fële sax ca Matam ca dëkk bu ñu naan Thiempeng foofu itam tiis moom moo fa am waaye loolee taw yi ñoom ñoo ko indi am na ci benn soxna boo xam ni bu mag la moom dafa faatu moom itam ci jafe-jafe yi nga xam ni maanaam laale na ak dënnu ci la ñàkkee bakkanam Ali Bandel ña ngi lañ ci àndal ci leeral yi. njombe jaa ngi amee ci dëkk bi di Thiempeng ab jigéen bu amoon juróom-ñaar fukki at ak juróom-ñaar moo ñàkk bakkanam maanaam dënn moo ko faat jigéen bile dafa demoon ca tool ya
bi mu gisee xiin bi mu daal di bëgg a daw kon ngir delluwaat ca bërëbu dëkkuwaayam waaye nag ci la dogal gi dal ci kawam ci fi nga xamante ni sax sorewul buntu këram bu mu ne ràpp ci suuf la ko ñenn ci njabootam ak yenn dëkkandoo yi daal di daw wut si ko waaye bi ñuy yegg fekk na bakkan ba rot na ba pare daanaka ab néew la ñu daal di buub yóbbu ko ca poste de santé bu Cempeng mu indi nag tiis bu rëy lool ci dëkk bi te muy di njombe bi nga xam ne mu ngi am ñetti fan rek gannaaw ñaari doomi aadama yi nga xamante ni ñàkk nañu seen bakkan ci commune bu Ndendoru ci partem bu fare ci diwaanu Ferlo mu nekkoon seen naataango Ali Bandel Niang fi ci doonu Matam pour RFM. Ali Bandel Niang jërëjëf ca commune bu Thiaré Thial gi foofee la ñu jëm foofee itam tiis moom mu fa am ndax benn soxna bu toll ci juróom fukki at ak juróom moom moo xaru moom nag gis nañu ne loolu lu ko toppoon la bi mu nga xamee ni am na benn magam wala rakkam bu faatu woon ci at mala ñu génn mujj nañ koo jébbal boromam ca Linguère ga nga xam ni foofee la dëkk procureur bi moo ci joxe ndigal ñu wax ci wàllu taw yi ak li ñuy xaar ëllëg ci gaaw mu mel ni nag ñii di waa météo ni ñu ko xamle mooy taw yu metti te tar dana am ànd ak i dënnu loolu nag moom la ñuy xaar ci gaaw bi mu nar a doon jafe-jafe nag ci ñi nga xam ni ñoom la ndox mi mëdd te boobaak léegi génn guñ ci yooyee jafe-jafe Pape Ngor Ndiaye bu ANACIM la ñuy déglu ci leeral yi. léegi ni si démb ci ngoon si ñi ngi am ay niir yu jugee ci penku réew mi duggee booru Bakel niir yooyee nag daanaka jox ay taw yu ànd ak dëndu ak ngelaw sax ngelaw lu takku yoo xam ne jot na laal bëj saalum réew mi li ko dalee Sénégal oriental Casamance ci diggu réew mi tamit lu ci mel ni Kaffrine Kaolack Fatick yëpp jot nañ am ay taw ba ci Petite Côte bi li ci dalee Mbour jàpp wàll ci Thiès département ak laal tuuti Dakar. taw yooyu nag moom daanaka joxe na ay taw yu yemamaay ndax ñi ngi am ci 20 millimètres ci yenn gox yu bëri ci diggu réew mi ak ci bëj saalum bi Ndakaaru nag foofu la taw yi gën a néewee ndax Yoff am na 3 millimètres Géejawaay am 3 millimètres tamit Kër Massar am na 2 millimètres ba ci Dalifort aussi 2 millimètres taw yi mi ngi ëppee boor Rufisque muy Tëngéej ñu ngi fay am 4 millimètres waaye ci journée tey jii nag tey daanaka instabilité bi ñu noté woon démb dina descendi ci biir réew mi rawatina li jëm ci sow jant bi jëm ci côte bi mooy gox yi nekkee ci côte Sénégal bi donc Dakar Mbour wàcc ci Île Sine Saloum yi ba ci Casamance ñu ngi fay xaar ay taw yoo xam ni daanaka dana xaw a takku yenn saay dinay dal nag di ñëwaat ci journée àjjuma ji tey ba ci gaaw bi tamit muy suba ñu ngi fay xaarandi ay taw yoo xam ni dana daanaka jékki-jékki taw jékki-jékki bàyyi daanaka ci journée bi loolu lañ fay xaar bu nee ba ci dimanche bi nag ci la asamaan si di gën a dal incha allah. ñu daal di des ba tey ci wàllu taw bi ak asamaan soosu ni ko Pape Ngor Ndiaye waxe ndax ñu bari itam ci kilifa yi ñu ngi ca banlieue ba di nemmeeku ñi nga xam ne ñoo am jafe-jafe ci wàllu ndox mi dañu dem foofa fekki fa ndongo ka ndongo ñenn ci kilifa yi fan la ñu toll. waaw jàppal ne nag Macky Sall moom la ñëpp di xaar waaye boobaak léegi gisaguñ ko ki nga xamante ni moo di gouverneur bu Ndakaaru mi ngi foon démb waaye li ñu mën a jàpp mooy sànq doon na taw. ci boori midi waaye fi mu toll nii arrêté na loolee taxoon sax ba ñi nga xamante ni ñoo nekk ci ndox mi nag seen njàqare gënoon a yokku duggoon nañu ci biir fu ci demee ne ci unité 2 foofu ci biir nag ñi fa nekkee ñenn sax ñoo fa des daanaka ñëpp génn nañu daanaka kenn defetul ci gox bi di unité 2 bu Kër Massar ñenn ci ñi nga xamante ni des na leen fekk seen biir kër te ñu bokk ci ñu néew ñi fa des ñoom la ñuy naqarlu moom moo di boobaak ni gis ñu benn kilifa goo xamante ne nii mën nañ koo wax li nga xamante ni mooy li ñuy dund gannaaw taw yu foor yi wàcc ci Ndakaaru ci week-end bee ñu génn leen sax seen ay matériel daanaka ndox mi da ko yàq ndax ndox mi dafa daal di yéeg ci hauteur bu kawe loolu tax leen seen matériel daal di yàqu waaye daal jàppal ni Pape Ngagne fi nga xamante ne nii moom moo di Jaxaay Camille Basse ci dispositif pompage bi nekk yoon bi dañ ko daal di baare ci ñaari wet yëpp oto du dem oto du dikk waaye nit ñi mën nañoo jàll ndax ñii di sapeur pompier yi ak waa ONAS dañoo daal di teg ab pont ci kaw tali bi pour mën fa jaarale li nga xamante ne nii moom moo di tuyau yi ndax mën ta jaar ci suuf.
jërëjëf Ndongo Ka xam naa ni jombul ci kilifa yi fan la ñu toll ci nemmeeku bi ni nga ko waxee Macky Sall ñu koy xaar foofa ci banlieue bi lépp loo ci am ci wàllu xibaar nga yeggee ñu ko ñu daal di dem fële ca Dionewar foofa nag lu aju ci coppiku gi ñu jàpp nag ci climat bi dana leen laal ndax jombul ne li nga xam ni moom mooy seen wàllu géej gi mën naa nangu lu bari ci seen i dëkkuwaay loolu nag jàngat bu am solo def nañ ko ci atu yàlla leeral nañ ko ci kanam askan wi Aminata Goudiaby. jàngat gi nga xam ne nag moom la ñu def ci waame gi ci commune bu Dionewar dañ cee njëkk a xayma position géographique bu commune boobule docteur Issa Sakho xelam dafa màcc jëm ci wàllu géologie marine ak tam littoral. village yu Dionewar bi c'est-à-dire que dafa am benn flèche benn langue sable boo xam ne suuf la moo ko séparé diggante ak géej bi après mu am lagune donc pour que ndox yi nga xamante ne ñoom ñooy ñëw bu tempête amee flèche boobu da koy tas day tas énergie bi da koy dissiper ce qui fait que Dionewar bi nga xamante ne mu ngi ci ginnaaw du ko gaaw a impacté pour ñu xayma érosion Dionewar bi il faut ñu xam flèche boobu nan lay évoluer donc aujourd'hui étude bi montré na ne flèche bi yëpp sur ces 2 kilomètres et quelques dafa vulnérable à l'érosion. Dionewar nag nee ñu amatul benn natable géej gi ni mu fa avancé ci at yi weesu dafa bëri trop. comme flèche Dionewar bi dafa daggoon en 87 donc comme dafa dagg en 87 gis nañ léegi fii jàkkaarloog moom ndox bi dafay gën a bëri donc c'est le même phénomène bi la ñuy ragal mu am si Dionewar foofu noonu dañuy am ay progression de 200 mètres mu ñu am progression de 200 mètres 150 à 200 mètres par an. jàngat gi nag ñu ngi ko def ci cadre projet bu ñu taxawal ngir saytu jafe-jafe yi am ci wàllu géej gi ngir rek mën cee indi ay solution yoo xam ne du metti Moussa Sall nga xam ne moom moo nekk ci centre de suivi écologique bu Dakar mi ngi wax ay solution yoo xam ne daañu ko indi ci waame gi foofee ca commune bu Dionewar. c'est-à-dire duñu tabax di utiliser béton wala yooyu di def ay barrage déedéet dañuy ànd ak nature bi waaw dañuy ànd ak nature bi pour protéger côte bi mooy comme ay reboisement day tax ba suuf si téyewu du dem donc am nañu yeneen solution ak dañuy jël suuf feneen ñëw pour renforcer flèche boobu noonu. projet boobu nag nee ñu di nga koy amal itam ci réew yi di Bénin ak itam yu Togo ñi ko financé ñoom ñoo di Fonds français pour l'environnement mondial Aminata Goudiaby Fatick RFM. pour man RFM mooy rajo bi gën a jege askan wi. RFM rajo bi jaamu seen soxla. muy ministère de la santé di association bi ëmb suñu mbokki puune yi kan moo ci wax dëgg laaj la bu sampu li ko sabab nag di mooy suñu mbokki puune yooyu dañoo xam le ni amul benn ndimbal bu ñu leen jàppale ministère bi nag weddi na loolu ne jàppale ga ca war defal nañu leen ko Seydou Nourou Ba lañ ci àndal. kuréel bu ëmb puune yi fii ci Sénégal nag wax na li nga xam ne moom la xalaat ci ni ñu gérer lii di mbas mi dañoo jàpp ne bàyyiwuñ leen xel ci mbir mi kii di Mariama Dieng moom mooy vice présidente bu boobule kuréel. ñun puune yi daanaka suñu dunduwaay fii ci dëkk gi yombul daanaka amuñu aide bu ñu soxla carrément. bon man ci li ma jot a gis bi pandémie gi muy Covid 19 gi bi mu duggee ci Sénégal ba léegi gisaguma daal fii état gi wala ñi nga xam ne ci la ñu bokk ñëw nañ taxaw organiser benn activité boo xam ne dañuy sensibiliser puune yi wax leen li ci pandémie bi. yii kaddu nag xaw a jaaxal chef division intégration ak action sociale ca ministère de la santé ak action sociale Souleymane Diop di fàttali ne am na loo xam ne jot nañ ko def bu baax a baax sax ci mbas mi la ñeel ñi amee laago ba ci ñii di puune yi. ci mbas bi on a donc eu des actions de façon globale puisqu'il faut voir que ne fédération nationale des artistes dafa adhéré ci fédération des associations de personnes handicapées du Sénégal donc fédération boobu ñun la ñuy puisque ñun ñoo ko taxawal fexe ba mu dox pour ñu mun a bañ a am ay interlocuteurs yu bëri ci ay kii pour que suñu gestion gën a mën a efficace ñu am benn interlocuteur mais fédération boobu on a mené des activités ci Covid bi de sensibilisation d'appui et de soutien psychosocial. ci diiru ñaari fan nag kuréel bu ëmb puune ci Sénégal di xalaat ci li nga xam ne dafa jàpp ne condition la maanaam li ñu leen teg kese la di xool nag ni ñu mën a jàppale ci seen wér-gu-yaram ba ñu mën a dund ni mu waree ndax dañoo jàpp ne ay doomi aadama lañu comme ñëpp. ñu des ba tey ci wàllu ndax Seydi Gassama moom li muy sàkku ci nguur gi mooy nañu fexe ba aar ñi di puune yi képp koo xam ne teg na ci ñoom lu ñu warul teg ci ñoom ay daan fekk leen ca loolu nag le Seydi Gassama xamle te ne lu ni mel sax daanaka état bu Sénégal war na cee gën a mën a taxaw ay kàddoom Seydou Nourou Ba moo ko indi. ku nekk sa biir njaboot puune mun fi gis ni fi ñaar ñoo xam ne ñëpp duñu ay puune ñu jur ay doom yoo xam ne ay puune lañu kon duñu ay jinne duñu leneen sénégalais ni comme ñun ku nekk mun nga ci jur doom te ay croyance yoo xam ne bokkul dara ak suñu diine yi nga xam ne ñu ngi koy véhiculer ci biir réew mi soo sar ay puune sa wërsëg day def lii lu def dañ ko war a bay kon na état def lu mu war a def ci ñi nga xam ne saay-saay
bandi yi nga xam ne ñu bokk ci politique ak ci leneen ak leneen ñi nga xam ne ñoom ñoo topp puune yi n'est-ce pas di leen agressé ñooñu ne justice def liggéeyam saa ñu agressé puune wala ñu rëy puune ñu def ci enquête bu xarañ jàpp ki ko def n'est-ce pas teg ko daan yu gën a métti ñi nga xam ne moo la code pénal prévoir. kër docteur yi ñu ne mbënd mi da cee laal lu bari ba yàq ko jëwriñ ji ñu dénk wàll wi nag mi ngi dem di fa amal ay nemmeeku tàmbale na ko ca tëng géej dañ ci ànd ak Abdou Diouf Diagne. ñu am baat ñu jite bokk moomeel ak ay waajuru ndongo boole ñii ñëpp ngir ñu mën a xeex teel a ëmb mbaa teel a maye gi nga xam ne dañoo nemmeeku ne gone yu jigéen yu bëri ñuy jàng dañu koy dund lii mooy bëgg-bëggu réseau Siggil Jigéen na ñoom ñu nekk ci benn campagne bu ñu duppee Deliver for Good Fatou Seck. xam naa dinañu dellusiwaat ci élément bu Abdou Diouf Diagne ci tànki nemmeeku yi jëwriñ ji ñu dénk wàllu santé di amal ci banlieue bi ndax kër docteur yu bari mbënd mi da ko mëdd ñu nekk ci ay jafe-jafe dinañ ci dellusiwaat ci boobu élément ñu wax ci étudiant yi nekk ca ISCOM ñoom nag dañoo toogoon amaloon toogandaayu ñaxtu ca buntu bërëb ba foofa ca Castor ndax ne ñu examen bu BTS la ñu bëggul mu am ndax dañoo jàngul lu ko fi jar ñu déglu nag kenn ki nekk seen coordonnateur Babacar Sall lay wuyoo Georges da ci Diop moo indi ay kàddoom. wax nañu ni dañ ko war a def le 28 septembre bii di ñëw te ñu jàpp ni daaw pertoon nañu 3 mois 20 jours sans faire cours ñu état orienté woon ci privé bi yëpp dañ leen daa ko ñu toog seen kër ñu bari si ñoom jàng si wunu dellu si waatu noonu ndax découragé nañu donc ñu jàpp ni su fekkee ne daaw doon toog 3 mois 20 jours defuñu cours ren itam mois de mars noonu arrêté cours présidentiel mars ba léegi kenn defu cours te mars ak léegi 6 mois la doon nañu proposé itam ay cours en ligne boo xam da nga koy proposé nit te joxoo ko mesure d' accompagnement joxoo ko itam lu nga xam ne mooy outil yu nga xam ne moom la war a jëfandikoo pour def si lu nga xam ne moom mooy cours yooyu loolu jàpp nga ni kooku da nga ko bëgg sacrifice ndax doole yemul te ñëpp amuñu connexion bi donc su fekkee ne da nga toog 6 mois yooyu defoo cours présidentiel defoo itam li nga xam ne daaw tamit nga pertoon 3 mois 20 jours soo ko cumulé daf lay jox 9 mois 20 jours sans faire cours donc su fekkee da nga toog 9 mois 20 jours sans faire cours koo xam ne dafa war def BTS durée bi di 2 ans da nga jàpp ne donc lu nga def ci cours matoo sax une année donc jàpp nañ ni ñooñu kat dañ leen bëgg sacrifier te loolu duñ ko nangu mukk ndax suñu avenir la dañu bëgg jàppal le 28 septembre bi nga xam ni mi ngi nii di ñëw 28 septembre ay jours moo ci def loolu nag duñ ko nangu dañ taxaw fii tey pour défendre ko ndax boobu ba tey ñoo ngi interpellé suñu autorité tey nag dañuy interpellé directement le chef de l'État monsieur Macky Sall mu intervenir ci loolu wax li nga xam ne moom mooy problème mu étudiants yi jéem nu changer li nga xam ni moom mooy date bi dañu bëgg ñu reporter ko au moins 2 mois pour permettre étudiants yi mën delluwaat ci classe yi beneen itam mooy que gis nañu ay certains établissements dañuy programmer ay examen jàpp na ne examen boobu suñ ko bëggee def dañu bëgg a sacrifier élèves yooyu ndax élèves yi jàng lu tax ñuy def examen looloo tax tey ñu organiser sitting bi te di wax ni itam su fekkee ni saafara amul ci suñu ñaxtu yi bis yi di ñëw daan wàccaat télé bi. ak RFM kumpa jeex na. ci wàllu mbas mi la ñuy dikk ak docteur Mamadou Ndiaye tey lu toll ci ñeent fukk ak ñett ci ay nit ñu amee jàngoro ji kenn nag ñàkk ko ci bakkanam waaye cas importé yi xam ne nañ ni mi ngi yokk ñu teewlu docteur Mamadou Ndiaye. ci junni ak ñaar téeméer ak juróom benn fukk ak benn test yi ñu def ñeent fukk ak ñett ñoo ci positif yooyu ñaar fukk ak ñaar ñoo ci cas contact mooy ñi nga xam ne mbas mi laal na leen waaye day fekk ñu jaxasoo woon ak ñu yore doomu jàngoro ji ñeent cas ñoo ci importé mooy ñi jóge bitim réew te ñu ngi duggee ci aéroport international Blaise Diagne bu Diass am nañ ci fukk ak juróom-ñaari cas communautaire mooy ñi nga xam ne jot nañ ci doomu jàngoro ji waaye xamuñu fi ñu ko jëlee wala ku leen ko wàll ñooñu nag seen lim nii la tëddee Saraya am na ci ñett Kër Massar am ci ñaar Kolda ñaar Fann am ci benn HLM Patte d'Oie benn Joal benn Kédougou benn Mbao benn Ouakam benn Pikine benn Popenguine benn Rufisque benn ak Touba am ci benn téeméer ak ñeent fukk ak ñett si malade yi ñu entré woon hôpital wér nañu bés ni ki tey dinañu génn bu ci yàlla àndee fanweer ñu nga réanimation kenn ñàkkul bakkanam bésu démb alxames fukki fan ci weeru septembre bi ñu nekk ñeneen ñi des hôpital ñu ngi am tan ci bésu tey dalee ko ci kaa bu njëkk ba Sénégal wëññi na fukki junni ak ñeent ak téeméer ak juróom-ñeent fukk ak ñett ñi nga xam ne jot nañ ci doomu jàngoro ji ci ñooñu nag fukki junni ak ñett téeméer ak juróom fukki junni ak ñett téeméer ak juróom fukk wér nañ si ñaar téeméer ak juróom-ñeent fukk ak ñett ñoo ñàkk seen bakkan mu des ñetti junni ak juróomi téeméer ak ñeent fukk ak juróom-ñeent si lalu hôpital yi wala ci loxo docteur yi
ñu wax lu aju ci doomu Sénégal yi ñàkk seen bakkan nag ci mbas mi toll ci juróom-ñetti fukk di kii di député Demba Sow moom moo ko xamle ne ca France lu toll ci juróom-ñetti fukk ci doomu Sénégal ñàkk nañu seen bakkan ci mbas mi muy sàkku nag ci Union européenne ñu daal di ubbil seen jaww Sénégal rawatina ci jamono ji nga xam ni taxawaay bi réew mi taxaw ci wàllu mbas mi ràññeeku na moo nekkoon gànnu RFM matin ñu teewlu ay kàddoom. li ma ci xam ci ay dossiers yu ñu teg ci ay dossiers parce que comme bu ñuy indemniser nit ñi dañuy jiital ñi génn àdduna ëpp na juróom-ñetti fukk ci sunu ressortissants ci France yëpp li ñu gis ci dossiers yi quoi wala ni région parisienne ëpp na 80 xam nga loolu bëri na te sans compter ñi nga xam ne dañoo décider denc seen i mbokk sans passer par les autorités consulaires kon nga xam ne laal na sunu mbokk yu bëri quoi. ñaata corps lañ rapatrié. comme avant dañ ko interdiroon mais depuis que le président a levé l'interdiction famille dañu ñëw individuellement jëlaat mais man personnellement xam naa ci juróom-ñett yoo xam ne sulli lañ leen indiwaat leen ci seen dëkk fu nekk ci région Sénégal 14 régions sénégalais yi quoi xam naa ñu bëri aussi ñuy xaar. feebar bi tax na ba Europe ba léegi sax tëj ay frontières am ak évolution maladie bi yow lu ci say gis-gis. sama gis-gis mooy Europe ñun Sénégal moo war a tëj ay frontières am parce que ñu nee naa def nañu ay effort extraordinaire ba mbas mi léegi ñu ngi koy commencé daan yaa ngi def loo mën kon tey ñun ñoo war a imposer européen bu leen ñëw donc réciprocité il faut ñu xoolaat la fi ñu waxee ni aujourd'hui on est le 11 septembre il faut que le gouvernement du Sénégal saisisse les autorités de l'Union européenne et de Schengen pour que ñu ubbi suñu réew ñun amuñu problème alhamdulilah on a géré amuñu problème yaa ngi fi mais on les a géré avec la responsabilité parce que alhamdulilah rabbil alamin tey Sénégal mooy deuxième en matière de lutte contre le coronavirus boo gisee tey USA Today cité Sénégal juste après la Nouvelle-Zélande Danemark topp ñu déggoo Allemagne déggoo France déggoo Espagne déggoo Italie déggoo États-Unis déggoo mais macha allah kon réciprocité bi tey ñun ñoo leen war a imposer yéen bu leen ñëw nañu ubbi frontières yi ñun mën nañu gérer pandémie bi wone nañ ko. RFM bitim réew. ci wàllu xibaaru bitim réew yi gànnaar lañ koy tàmbale ak fa nekkoon njiitu réew di Mohamed Ould Abdelaziz moom nag am na génn boo xam ne génn na ko ci France 24 waaye boo ko déggee mu mel ni daal dafa jàpp nañ ko singali foofa. noonu la demee ci waxtaan wi mu seq ak waa France 24 moom weddi na tuuma yi nga xamante ne teg nañ ko ci ndodam jëm ci wàllu guerre ak itam luubal ay koppar moom nee na daal opération boobee leen rek ka tax a jóg def lépp ba mu bañ a delluwaat ci langu politique gi ñu déglu ko moom Mohamed Ould Abdelaziz. C'est une vendetta, ça ne peut être qu'une vendetta politique. lii de du leneen lu dul jaay doole te loolu rek la maanaam salfaañe li nga xam ne mooy constitution bi ba jëlee ma ci bopp réew mi nga xam ne sax def naa fa ñaari mandat te moo ne de ci boobile constitution sax la ñu tabbaat beneen président ba mu am lu tolloog 52%. yamuñu si rek si salfaañe li nga xam ne mooy constitution bi waaye tamit dañoo instrumentaliser li nga xam ne mooy justice bi naam sax tëjuñu ma waaye ñu ngi ci li nga xam ne mooy enquête préliminaire te kenn waralu ko ku dul régime bi nga xam ne moo fi nekk président bi ak ay collaborateur am ak ñenn ñi nga xam ne ñooy samay opposant ñoom ñooy def lu ni mel teg ci sax dañuy violer li nga xam ne mooy article 83 bi nekk ci constitution bi di ci réeral askan wi boole ko ay procédure yoo xam ne jaarul benn yoon teg ci tamit di ma bundu xatal di ma jàpp bañ rek ma dund ci réew mi nga xam ne foofu laa bokk mujj gi sax ñu génne ma ci li nga xam ne mooy parti bi ma nekkoon bi ma jogaatee nag ngir bëgg a dem ci beneen parti ñu def ay pexe ba dëjal ma buntu parti boobu tamit. Avec un autre parti, ils ont fermé ce parti, ils l'ont dissous. Amadou Sabar Ba moo doon tekki ay kàddoom léegi ñu dem ci Mali foofe concertation nationale yi di wéy tey ajuma moo di ñaareelu bés ci waxtaan woowee nga xamante ne ci la ñuy waajalee transition bi foofu ci Mali gannaaw coup d'état ba waxtaan wi nag fas yéene jeex ëllëg samedi ñu fàttali nag ne CEDEAO dafa joxoon ab ñi nga xamante ne ñoo di militaires yi nekk ci boppu réew ma ngir ñu delloo ñi nga xamante ne ñoo di ay civil transition boobee ab président ak ab premier ministre civil gën kaa yéex fukki fan ak juróom ci weeru septembre gi ñu nekk ni Georges Déthié bu ñu jógee foofu ca Mauritanie dañuy daal di dem ca Congo ak cogg am na fa nag bàyyi bakkan yu bari rot ca juróom fukki nit ak juróom-ñett ñoom lañ fa faat ñaar fukk ak ñett ya ñu ngi leen faat juróom-ñetti fan ci weeru septembre ñaari fan ca tegu ñu faataat fanweer ak juróom ministre bi yor lépp lu jëm ci wàllu bi réew ma foofu ca province boobe joxoñ baraamu tuuma groupe boobe yor ay nganaay te cosaanoo ca Ouganda mu di force démocratique alliée ADF ñu ne nag ñoom ñoo def lu ni mel ab délégation sax ñu ngi ko fay xaarandi ca boobee région ajuma gi ñu nekk nii li ñu fa nar a waxtaane moo di lépp lu jëm ci wàllu ba kaaraange ca république démocratique du Congo ba léegi waa Belgique moom nee nañ danañ delloo njabootu Patrice Lumumba ab bëñ
bi nga xamante ne ba ñu Patrice Lumumba la loolee ñi ko xamle démb ñoo di waa parquet fédéral bañ boobee ñu ne dañ ko saisiroon ci ab njabootu policier belge bi nga xamante ne dugaloon na loxoom ni ñu faatee kii di Patrice Lumumba te kenn gisagul sax néewam ba jamono ji moom Patrice Lumumba nekkoon ay jamono premier ministre bu Belgique pas Belgique mais colonie bu Belgique ba woon maanaam République démocratique Congo jamono ji mu nekkoon colonie bu Belgique gannaaw indépendance yu fanweeri fan ci weeru juin atub 1960 ci Amérique la ñuy jeexale xibaaru biti réew ak attentat yu 11 septembre fukki at ak juróom-ñaar tey pàttaliku gi nag mu ngi amee jamonoy coronavirus loolee tax ba célébration yu du bëri ndax dañuy bañ dajaloo nit ñi ci ajuma gi attentat yooyee yu 11 septembre ña ca ñàkkoon seeni bakkan xawoon nañoo jege ñetti junniy nit ca Manhattan ca New York ñu joxoon ñoon ci nag baaraamu tuuma waa Al-Qaïda. jërëjëf Georges Déthié Diop ñu gërëm la bu baax fas yéene di ko dal ci xibaar yi tàggat yaram yi. RFM Sport. soxna Soda Thiam lañ ci fas yéene àndal soxna si ma dellu nuyu la. maa ngi lay fay Papa Ngagne Ndiaye ñu fas yéene ko tàmbali nag ak wàllu beach soccer ci muy footballu plage yooyu mu mel nag réew mi di Sénégal déclaré nañu ko mu war a doon nag ki ko war a dalal. ki ko war a dalal loolee nag mi ngi daal di tukkee ci comité exécutif bu CAF niki démb loolu nag moom moo daal di tax ñu daal di def ab seetlu ci li nga xamante ni moom moo di cahier de charge bi waaye itam bërëb yi nga xamante ni jàpp nañ ni mën nañoo dalal googule jogante ñu ànd ceek Youssouf Bodian. ci communiqué bi mu def ginnaaw réunion comité exécutif bi CAF mu ngi wax ni fekkee fan lay wax ci yan anam la ñuy amalee tournoi final beach soccer ci Sénégal kon ba fi mu toll nii xamaguñu officiellement ci ban date lay doon waaye jàppale ni CAN beach soccer dañ koy organiser diggante novembre ak décembre Sénégal kon fi ak ñaari weer la am ngir mën a waajal boppam jàppale ni CAN beach soccer ci diiru juróom-ñaari fan lañ koy amal lépp war a amee ci benn site juróom-ñetti équipe ñoo ciy jongante ñu xaaj leen ci ñaari poule fii ci Ndakaaru équipe nationale bu beach soccer day entraîné wu ca plage bu Jamalaay gaynde yi sax mës nañ fa jongante match amical international seen diggante ak Cap-Vert dalal fa tamit benn club bu bàyyi ko Marseille ci plage bu Jamalaay boobu tamit dañ fay amal ay match championnat national bu beach soccer bu ñuy finaalu sax dañ fay def ab tribune boo xamante ni préfabriqué la ngir dalal autorités yi ak spectateurs yi beneen bërëb bu mën a dalal CAN beach soccer boobulee di plage hydrobase bu Saint-Louis foofu tamit dañ fay amal ay match championnat beach soccer waaye kàddu bu mujj bi fédération bi moo ko yor war a def tànneefam daal di ko jëbbal CAF ngir ñu mën a homologuer site bi nga xamante ni moom la ñu taamu li jëm nag ci wàllum organisation bi Sénégal muy jël en charge délégation yi ci lu jëm ci wàllum dëkkuwaay bi waaye tamit dund bi loolu nag muy ñeel juróom-ñetti sélection yi ak seeni staff officiel yu CAF waaye tamit arbitre yi nga xamante ni ñooy ñëw ngir teewee CAN beach soccer boobu nga xamante ni ci atum 2020 bii lañ koy amal ci Sénégal. ma nga noonu Youssouf Bodian kon nag ci noonu équipe nationale bu beach soccer bi nag ay weer rek la daal di am ngir daal di waajal li nga xamante ni moo di googule jongante nag waaye tamit def kem kattanam ba mën a gàdduwaat titre ba nga xamante ni moom moo ko yor jamono ji bu ñu sukkandikoo nag ca kay tàggat équipe ba boo deful ndànk CAN gi mën nañ koo amal ci weeru avril atum 2021 lu jëm ci wàllum wàccaay gi nag équipe nationale gi dina am ay jongante xarito waaye itam championnat local bi nga xamante ni dina tàmbali fii ki weer ñu teewlu ci Omar Ngala Silla. donc tey ñaari affaire mooy am muy côté organisation ak côté performance yoo xamante ne tey Sénégal la ko war a relever naam ñun ñoo jiitu ci Afrique te mësuñu organiser une CAN donc muy ñoo xamante ne tey jii dañ ko war a gagné kon donc boo xoolee ci Coupe d'Afrique bi di ñëw nii ñun am na ñaari affaire yoo dañ ko war muy côté organisation ak côté performance ci côté performance nag mooy côté technique bi dinañ ci liggéey bu baax parce que bu ñu fàtte ne pandémie bi mu ngi fi ba léegi demagul di ñaan yàlla rek yàlla jëlee ko fii ñun ñu reprendre seen activité parce que xale yi ñu ngi jokkoo ak ñoom parce que groupe de base bi ba tey mu ngi fii donc xam naa ne comme le 2 janvier le Sénégal wax ne dañ war reprendre les compétitions ñun le 2 janvier sunu championnat beach soccer bu si démarré dinañ si ut xool xale yi donc convoquer des joueurs ñu mën a reprendre seen activité naam sax balaa boobu war nañ mën a dugg regroupement nànk-nànk pour mën a préparer waajal parce que CAN moom da ngay teel a jóg boo ko bëggee jël d'autant plus que sunu dëkk dañ koy organiser donc si côté boobu aussi am na ay match amical yoo xamante ne dañ ko xalaat si programme bi lu si mel ni tey si le Maroc wala am Côte d'Ivoire dem fa jouer wax ñoom ñu invité leen fii aussi ñu jouer wax ñun yooyu yëpp ay xalaat la mais dara leeragu si tant que tooguñu wax direction technique bi wax sax moom ba mu xaatimal ñu ko nangul ñu ko.
Soda ci wàllu basket la ñuy daal di wax lu aju nag ci demi-finale playoff yi ci NBA Boston Celtics bu Tacko Fall war a laale ak Toronto Raptors mi nga xam ni moo amee raaya bi. gannaaw nag ba ñu amalee juróom-benn di jongante ku ci nekk am ci ñetti ndam Toronto Raptors ak Boston Celtics nag daañu amal juróom-ñaareelu jongante ni ki tey ji loo xamante ni nag moo leen war a tàqali pour ñu xam kan mooy àgg ca finalu conférence est bi nar a fekk ji Miami Heat ci loolee nag journaliste bu quotidien record di Pape Mor Bassigna moom xamal nañu ni jongante bu métti lay doon même bu fekkee sax ni Boston Celtics bu Tacko Fall moo ko gën a yelloo ñu teewlu Pape Mor Bassigna. ñaari équipe yoo xamante ni la depuis saison bañ commencé ñoom ñaar seen conférence déjà Toronto moo jëloon premier Boston topp ci mais bu ñu ñëwee ci playoff yi Boston moo gën a am benn régularité bi parce que boo xoolee Boston ci biir playoff bi équipe boo xamante ni la day tourner ak près de 100 et quelques points par match même bu nekkee Toronto dem na ba égaliser si match 6 bi mais Boston moo gën a am benn régularité boobu en plus am na ay joueurs yu mel ne Kemba Walker nga xam ne mooy maître à jouer bu équipe bi Jason Tatum ki boo xam ne day tourner ay 24 points par match 24 points par match pour man su ma doon joxee daal favori si match 7 bi tey Boston pour man Boston la parce que moo gën a wane jeu bu séduisant en plus ñoom ñoo gën a agressif aussi sur le plan défensif même bu nekkee aussi Toronto am na ay joueurs de classe mondiale comme ay Pascal Siakam ay Kyle Lowry yoo xamante ni mën nañoo def des éclairs à tout moment donc mën nañoo xaar daal jàpp match boo xamante ni dina difficile si ñaari équipe yëpp surtout que pour Toronto bi nga xamante ni dafa war a défendre titre champion NBA. mi ngi noonu kon nag lu ñeel conférence ouest bi foofee Los Angeles Clippers dina daje ak Denver Nuggets niki tey ji ci guddi loolee nag ngir seen juróomeelu jongante ñu jàpp ne fi mu nekk nii nag Los Angeles Clippers moom moo jiitoogum ak ñetti ndam ci beneen wet ga nag Los Angeles Lakers moom daal dinay daan niki démb ci guddi Houston Rockets 110-100 ci noonu nag kon ñoom Los Angeles Lakers benn victoire képp buñ ko amee daañu àgg ca final conférence ouest bi ne jamono ji ñoom ñoo mëne ñetti ndam ci benn. soxna Soda Thiam jërëjëf mu nekkoon xibaar yi tàggat yaram yi ñu gërëm la bu baax fas yéene dikk daal ci xibaar yi mbas mi muy coronews fas yéene ci ànd ak Youssouf Bodian. démb ci alxamis bi benn malade ñàkkul bakkanam ndax coronavirus ci centre de traitement yi nekk ci réew mi di ñaareelu bés bu tegaloo waaye Sénégal am na ñetti contamination yu bees ci diiru benn fan cas importé yi tamit ñëwaat na ak ñeent yu bees nu am ci aéroport Blaise Diagne waaye tendance bi mooy cas yi ñu ngi wéy di wàññeeku wuute lool ak li am jamono yi ca Europe ndax ñoom ñu ngi seen ñaareelu vague contamination lu ëpp juróom-ñetti junni ak juróomi téeméer cas yu bees lañu am diiru benn fan ca France di chiffre bu ëpp lool li ñu am ci ñaari fan yu mujj yi kaay ni muy yokkoo ba tax na sax tey ñu amal ab conseil de défense bi nga xamante ni ñu ngi ko jagleel Covid-19 foofu ca Élysée bokk na ci dogal yi nga xamante ni ñu ngi ko fay xaar mooy daal di def confinement ci yenn ci dëkk yi nga xamante ni Covid-19 bi mu ngi fay am doole waaye tamit dinañu wàññi diir bi ñuy ber ñi nga xamante ni amee nañu coronavirus ba fii mu toll nii fukki fan la ak ñeent dinañ ko wàccee ca France ba juróom-ñaari fan. ca Espagne ca Catalogne maanaam fi Barcelone nekk diggante démb ak tey am nañu lu ëpp junni ak ñaari téeméer cas yu bees yu coronavirus ñeenti nit ñoo fa ñàkk seen bakkan cas yi ñu ngi gën a yokk tamit ca Russie diggante démb ak tey am nañu lu ëpp juróomi junni ak juróomi téeméer cas yu bees ñi fa ñàkk seen bakkan tollu ci téeméer ak ñaar bi mbas bi dooree ba léegi Russie am na lu ëpp million cas coronavirus ñi fa ñàkk seen bakkan da coronavirus ëpp fukk ak juróom-ñetti junni nit. ca Suisse ca canton bu Fribourg ay cas coronavirus yu bëri lañu nemmeeku ci ab maison de retraite maanaam fu ñuy yóbbu ñoom seeni mag ñuy noppaleku juróom-ñaar ci ñoom sax ñàkk nañ seen bakkan ca Suisse kon cas coronavirus yi ñuy gën di yokku comme niñ ko nemmeekoo fépp ci Europe. jamono jooju nag Belgique mi nga xamante ne juróom benn weer a ngi nii dafa tëjoon ay stadam match yi yëpp à huis clos la woon ubbiwaat na ko public bi li ko dalee week-end bi démb sax ci ajjuma ji match yi amoon jëm seen championnat am na ay supporters yu ko teewee. ba fii mu toll nii amagunu garab bi ñu wax ni mooy faj coronavirus waaye am na ci ay garab yoo xamante ne suñ ko joxee ñi amee feebar bi mën na leen dimbali ñu wér corticoïdes yi ci lañ bokk garab bi biñ ko tàmbalee jëfandikoo ba léegi wàññi na lim ñi faatu ndax coronavirus li ko waral mooy day wàññi liy neewi ci xëtër ñi nga xamante ni amee nañu feebar bi ndax virus bi loolu lay def waaye garab bi nga xamante ni Sénégal sax nee na mu ngi koy jëfandikoo ñi nga ko war a jox mooy cas grave yi nekk sauvetage loolu la kon waa organisation mondiale de la santé fàttali ñëpp.
Savon de Marseille Alphé seen Kenkeyri AAD Abdou Alima Diop seen savon créole ak seen cuuraay raktak bi rëy yooyu ñoo leen di may li ci yéenekaay yi. yéenekaay yi Mamadou Mouhamed Ndiaye lañ ci àndal. jërë ngeen jëf ndoxum taw mu bari ma taa ci Kër Massar ak li ko wër ñi ko bëgg a ŋàcc yóbbu mbaaw gisuma leen mbaaw li koy dëggal mi ngi ci enquête ubbil yéenekaay bi askan wa yeewoo ca mbaaw ñoo ne ndox ma ca këri Kër Massar yi ñi ko fa bëgg a ŋàccee bu ñu ko ŋàccee bu noppi nañu ko yóbbu feneen fu bokkut ak mbaaw ne ñoom coono bi ñuy dund ndax ndoxum taw mi rek doy na sëkk nañu fexe nu ñu leen ko fa jëlale moo gën di leen dolli leneen feneen fu taw bi wane boppam ak i loraange journal Source A nee nañu moo di ca Linguère ndoxum taw mi moo daaneel pont bu xol-xol ba ca département ba muy daanu yéenekaay bi nee nañu am na benn sàmmkat boo xam ne ci kaw pont bi la ko fekkoon mu nekk ci kaw moto jakartaam ndox mi da ko yóbbaale ba yóbbaale 3 millions yu mu yoroon examen BFEM yi war am ci réew mi fukki fan ak ñeent ci weeru sàttumbar Source A nee nañu njaw ma ngi ciy desandoo xam bi ne centre secondaire ya nekk ca Linguère yu ca bari taw bi tax na duñu neex a jëfandikoo La Tribune xëy ab taxaw seetlu bu mu def ci taxawaay bi kilifay réew mi am ci yaari mbir yu togg askani fitna benn bi moo di woppi coronavirus yi ba ci des di inondation yi am ci réew mi ne boo jëlee inondation yi ay junni njaboot ñoo ngi ci biir ndox mi ba léegi boole ko kit ñu bari li ñuy ragal moo di waame gi gën a law ci réew mi ci jamono joojee ñoo ngi joobe réewum Sénégal ci taxawaay bu rafet bu ñu ne am nañu ko ci ni mu doxalee coronavirus bi ndax boo jëlee réew yi ci àdduna bi yépp nee nañu réewum Danemark moo ci gën a rafetub taxawaay suñum réew di Sénégal moo ca topp boo jëlee réew yi Afrique wërngal këpp Sénégal moo ci jël pied Tribune teg ci ne Diouf Sarr ak gaayam ñoo ngi guerre ak feebar bi guerre bu rëy wopp si mi ngi wàññiku ci réew mi ndànk-ndànk waaye taxul ba léegi mu jóge fi ñu jóge fa dem ci Soleil national mi xëy di ñu xamal plan d'investissement 2020-2024 ngir am paju mu wér te sax ci réew mi nguur gi fas na yéene dajale juróomi téeméeri milliards yoo xam ne da ko ciy dugal li ëpp ci koppar yooyee nag ci hôpital yeeg centre de santé yeeg poste de santé yi ci la ñu koy dugal hôpital principal bu Ndakaaru ak hôpital Dalal Jàmm bu Géejawaay danañu leen liggéey ba ñu doon ay hôpital niveau 4 Mamadou Diop Decroix yéegal na niveau yi ci la Sénégal journal bi nañu ba mu demee démb ca Kër Massar doon nemmiku ji askan wa inondé fa la waxee ne Macky Sall mii ñu fal jox ko réew mi di ko sikk moo ko xaar ngir mu saafara tawati askan wi loolee perte de temps la Sénégal nañu waaye moom Macky Sall mi muy njaay cekke moom pertul temps am ndax nee na waa Benno Bokk Yaakaar bu ñu bàyyee terrain bi ak ay politiciens jaay ngule yoo xam ne wër di yàq rek mooy seen métier mu di ci mbirum inondation bi di ci mbirum dialogue politique bi bu ñu leen may dara politiciens yi fare ci kujjeg politique gi kenn ca ñoom di Ousmane Sonko njiital parti Pastef moom la journal L'Observateur xëyee ubbil yéenekaay bi aw doxalinam ci wàllu politique maanaam stratégie moom la L'Observateur di waxtaane li mu ne moom Ousmane Sonko amul chef ci opposition bi du nangu kenn di ko seefe waa ji di Déthié Faye xëy na ko dal ci Les Échos nee na ko chef de l'opposition bu dee lu nekk ci constitution bi askan wi woote ko kenn amul maqamam bañ koo jëfee ñi ñuy fay lu ñu jëfewul Libération nee nañu ñoo di magistrat yi ca cour répression enrichissement illicite mu di CREI yi weer wu dee ñu fay leen te dara liggéeyuñu ko ndax gisuñuy dossiers yi ñu liggéey commission d'instruction ba fa nekk 2018 ci la gëj a faste xànc ak moromam parquet spécial ba réquisitoire bi mu defoon ci dossier Abdoulaye Baldé ñaari at a ngi ñu téye ko boole ko kit réforme ya ñu fa doon wax 2018 boobee ba léegi kenn waxatu lu ca jëm lu jëm ci jonganteb xarito match amical football Sénégal ak Gànnaar Corentin Martins di entraîneur bu Mauritanie mi ngi xam ne ci record yéen a kay ne match boobee derby dëgg lay doon Sadio Mané lay doon ci stade yéen a kay journal bi mi ngi ñuy leeralal li waral moom footballkatu Sénégal bi doomi Bambali gi ñu koy séntu ci FC Barcelone te boobee ba léegi kenn gisu ko fa benn moo di gis nañu ne moom Sadio Mané jiituwul ci liste joueurs yi Barcelone gën a soxla ñaareel ba di li ko waa Liverpool di jaay dafa seer ñetteel bi ko gën a tëye nag moo di ab entraîneur am di Jürgen Klopp bëggul Sadio Mané jóge Liverpool. Savon de Marseille Alphé seen Kenkeyri AAD Abdou Alima Diop seen savon créole ak seen cuuraay raktak bi rëy yooyu ñoo leen doon may li ci yéenekaay yi. xibaar yi gis-gis. jërëjëf Mamadou Mouhamed Ndiaye dañuy daal di dikk dal nag ci gis-gis muy ponk bi ñuy jeexalee xibaar yi diggu njolor gi mu aju nag ci xool itam naka la ñu mën a taxawee ak xew-xewu diine yi ba xeex mbas mi dara du ci doon loo xam ni luy lompoñ lay doon yan matuwaay lañ ci war a jël ci loolu dinañ ci ànd ak professeur Lamine Gueye moom jàngalekat la chercheur la bokk na ci itam ci comité d'experts bi saytu wàllu wér-gu-yaram ci màggal gi dinañ ci ànd ak docteur Ousmane Gueye moom mooy directeur bu service national bu éducation ak information ci pour la santé ñoom ñaar la ñu fas yéene àndal ci gis-gis njëkk ñu nuyu professeur Lamine Gueye ñu ngi lay nuyu professeur. ñoo ngi leen di nuyu. di nuyu seen auditeurs yëpp. jërëjëf ñu ngi nuyu docteur Ousmane Gueye. maa ngi leen di nuyu auditeurs yi yëpp. jërëjëf ñu tàmbalee ak professeur Lamine Gueye ni ñu ko waxee rek ku ne ku wax mbas mi moom di nga wax ni ñu ko war a xeexe ak li mu laaj lépp li mu laaj nag naka lañ ko mën a méngalee ak xew-xewu diine yi ba dara du ci sooxe pour yow.
jërëjëf ngeen may ma rek balaa muy tontu ci laaj bi ma masawu famille yi nga xam ne yëpp bi da leen dal muy patient yi muy ñi ci ñàkk seen membre famille di masawu it famille yi nga xam ne actuellement ñi ngi am ay jafe-jafe ndax inondation yi di nuyu suma collègue le docteur Ousmane Gueye di ko sant ci liggéey bi nga xam ne yëpp ñu ngi koy def tous les jours ngir mas mi jëm ginnaaw en sensibilisant surtout la population waa xam nga diine moom ci suñu pratique la bokk Sénégal gis nga pourcentage yu ñi nga xam ne am nañ fi diine ni mu élevé donc xew-xew diine bu amee ndaje am évidemment il faut des stratégies spécifiques maanaam ay action yoo xam ne ay jëf yoo xam ne dina mën a accompagner ñooñu nga xam ne surtout ay pèlerins lañ parce que foog naa li nekk ci kanam mooy màggalu Touba soreetul après gàmm gi dina ñëw te Sénégal bëri fu ñu mën a gàmmoo ñun xamaguñ kuy organiser ku dul organiser waaye nag système de santé bi moom mënul lu dul taxaw xalaat ci loolu màggal gi nag li mooy dégg ngeen kàddu xalif général des mourides mi nga xam ne sëñ Bass Abdou Khadre moo ko porté ne màggal gi dina am bu soobee yàlla ci 2020 bi loolu la njëkk a wax après nag mu woo fidèles yëpp ak pèlerins yi war a ñëw ndax du ay murid kese am na ay sympathisants ku ci nar a ñëw it nga fagaru pour xeex feebar bi fagaru pour sa bopp fagaru aussi pour bañ a indi jafe-jafe keneen ci loolu la jël mesures yi ñu commencé annoncé ko waaye mesures yi moom jeexagul je crois que fan yi di ñëw di ngeen ci jot mesures yu bëree bëri waaye sëñ Bass annoncé na ci déjà lu am solo mooy masque yi xam nga masque yi fi mu ne sur le plan mondial études yëpp ak observation yëpp ñoo validé ne delloo feebar bi ginnaaw voilà moom mooy delloo feebar bi ci ginnaaw xalif bi nag annoncé tout de suite ne bëgg na bépp pèlerin buy ñëw comme ni mu ko waxee toujours que képp kuy ñëw Touba na nga masque ba mu wax sax chiffre 5 millions yoo xam ne 5 millions de masques bu mu bëgg a mobiliser ba képp kuy Touba nga mën a sol masque boobu dégg ngeen aussi mesure bi nga xam ne xam naa ci li tax ngeen invité ñu la bokk il a mis en place dafa taxawal benn kuréel boo xam ne mi ngi ci biir comité d'organisation bi war a liggéey pour lëkkaloog ministère de la santé lëkkaloog structure état yépp pour gën a mën a fagaru feebar bi ci biir màggalu Touba gi dëgg la professeur dinaa ñëwaat ak yow ma dem ak docteur Ousmane Gueye docteur laaj bi ma laajte professeur Lamine rek laa lay laaj xam naa du yàgg ak wàccaay gi ngeen nekk dinaa leen gaaw a libéré bu soobee yàlla waaye Ousmane mooy rek bëgg a xam ndax dina yomb mandarga ak matuwaay yi ñuy xeexee mbas mi ak xew-xewu diine yi ñu fexe ba bu ci nekk mën a mucc ayib. waa jërëjëf sëñ Ngagne danga may rek ma nuyu suma maître moom dafa am humilité mu naan sama collègue mais sama maître la jàngal na ma donc di ko nuyu di nuyu sa auditeurs yi ak auditrices yi yëpp di masaw comme moom nu mu ko defee rek di masaw ci turu ministre de la santé et de l'action sociale ñi loru ci mbas mi ñu loru aussi ci mbënd bi ñu nekk nii wax leen ni ñu ngi ci banlieue xam naa ñëpp yëg nañ ko sax banlieue laa nekk nii ak ministre di def tuuru centre de santé yi ak ñu impacté wu ci inondation mais pour ñëw sa question ñun dinañ naan jafe na jafewul jafewul parce que depuis juróom-benn weer ñu ngi ci mbirum mbas bi donc xaw nañu am tuuti seetlu ak recul par rapport ak nan la ñuy songee mbas mi muy rassemblement bu am suba fan yi ñuy dën man màggal Touba mais aussi jafe na parce que dina indi des millions et des millions de personnes yoo xam ne dañ fay daje. mais dama defe ne cette fois-ci muy ren stratégie bees bu ñu teg te ministre digal ñu ko mooy maanaam fan yi ci gannaaw xaaruñu sax ne màggal bi des na benn weer wala ñaari weer mais dañ ci teel a jóg dem région de Diourbel toog ak médecin chef de région bi ànd ak waa OMS ñu toog lu mat presque 10 jours biir région bi def nañ Diourbel def Touba def Mbacké waxtaan ak communauté religieuse bi waxtaan ak communauté administrative bu fa nekk toog ak ñoom wax leen nan ngeen gisee
ren nan la ñu war a songee màggal gi sur le plan sensibilisation sur le plan éducation ak nan la ñuy waxtaanee ak population ñoom ci ku ci ne jox ñu sa xalaat xalaat yooyu lañ nag tënk ko ñu def ko ci benn plan d'action boobu la ñuy nar a dérouler boole ci demee incha allah bu ci yàlla àndee man sama wàllu bopp personnellement invité nañ ma ci rencontre des grands partenaires du màggal nga xam ne dañuy dem toog encore waxtaanaat xalaataat ku ne na nga war a gisee mbir mi ak nan nga ci war a taxawee d'accord et war a dimbali aussi du 15 au 17 pour élaboration plan de communication région de Diourbel donc pour te dire que li professeur wax dëgg yàlla dañ koy dëggal defe naa xalif général li mu wax leer na te en plus de cela man dama naan képp koo xam ne taalibe nga wala sympathisant nga tey jii boo gisee ni xalif bi mel c'est-à-dire moom amul benn bés bu muy jóg dem jàkka ja wala di rassemblé te tàkkul mas defe naa loolu bu ci ñëpp identifié rek war nañu am ndam ci mën am nañu yaakaar ci màggal gi d'accord léegi professeur Lamine ci kàddu bu boo bëgg a tàggoo rek ak message boo ci bëgg a def waaw liñ ci bëgg a def rek mooy xam naa ne bu nit ñi di daje moom li ci am solo mooy renforcement communication communautaire bi yokk xam nga ministère de la santé stratégie bi muy déployé ci xeex mbas mi communication mi ngi ci digg bi moom mooy l'un des piliers utiliser na bu baax aussi xeex communautaire bi foog naa nag lu mel ni màggal gi bu taxawee ay millions ay junni millions nit nar a ñëw occasion la pour renforcer waat communication communautaire boobu cette fois-ci en impliquant les autorités religieuses de Touba impliquer aussi tous les porteurs de voix maanaam ñëpp ñi nga xam ne dinañ kon yow daal lépp da nga koy delloo ci communication communautaire bi foofu lañ koy delloo opportunité la pour renforcer ko le maximum possible ba képp ku ñëw Touba booy dellu nga yóbbaale dara sur ce sens là yow ci sa bopp nga mën a xeex Covid bi ci sa kër ci sa gox merci beaucoup jërëjëf professeur Lamine Gueye docteur Ousmane Gueye yow itam lan nga ñuy man bàyyil ak message ci waaw mooy li professeur wax rek mooy engagement communautaire bi waxtaan vraiment jot nañ digal ci suñu kilifa ministre de la santé ne bu ñu bàyyi benn pàcc nañ liggéey ak toutes les fédérations te biñu demee Touba tam autorités yi fa nekk autorités religieuses yi loolu la ñu wax nañ liggéey ak fédération yi nañ liggéey ak association yi jël waa Touba teg leen ci kanam parce que xam nga communauté bu ne il faut mu am ñu mu mën a identifier wu loolu dafa am solo donc ñooñu dañuy ànd ak ñoom def sensibilisation te gëm naa ne wax dëgg yàlla taalibe yi danañ topp vraiment ndigal gi de telle sorte que ñu dugg ci bisimilahi rahmaani rahim génn ci alhamdulilahi rabbil alamin yàlla na ko yàlla def jërëjëf kon mbokk yi mu nekkoon xibaar yi diggu njoloor gi ak rajo Futurs Médias fii la ñuy yem ak yéen Aliou Ba moo nekkoon ci technique bi Yacine Pouy moo nekkoon ci digital bi ci réalisation bi Youssouf Bodian lañ ci àndaloon ci waxukaay bi Pape Ngagne Ndiaye ñu leen di jox daje incha allah ci beneen jotaay xibaar bu ci àllande jërë ngeen jëf Créole, savon de Marseille 100% naturel, possède un pouvoir nettoyant exceptionnel.